mbokki ak xarit yi dal leen ak jàmm ci li gën a fës ci yéenekaay yi ci xibaaru tàggat yaram tàmbalee ko ak stade yéenekaay mi wax ci Premier League bi Manchester City ak Liverpool dañu bëgg a enchaîner Chelsea moom bëgg a relancer wu Magpies yi fas yéene jàmmarloo ak Citizens yi nga xam ne kenn mënu leen tee jamono ji Reds yi daal di daan Spurs yi ñoom ci seen dernière confrontation yi dox seen diggante Blues ñoom faw rek ñu moytu bu baax a baax déplacement bu haut risque bi nga xam ne daañu ko amal. Record yéenekaay wax ci Premier League ak match Tottenham Liverpool muy sampab laaj naan ndax léegi Sadio Mané duna dugal ab but ginnaaw lu yàgg dugalul kii di Edouard Mendy moom mu ngi en péril ci match bi war a dox diggante ñi nga xam ne mooy clubam di Chelsea ak lu yu Wolverhampton yi. Serie A 18e journée bi AC Milan Naples ku ñàkk di nga am ay jafe-jafe bu ñu sukkandikoo suñu naataangoo yu record yi. Stade yéenekaay wax na it ci li nga xam ne moom mooy yeneen match yi ci Europe ak Inter mi nga xam ne kenn mënu ko téye choc AC Milan Naples Séville Atlético choc des outsiders la ko waa stade daal di tuddee. FC Barcelone mu ngi ci session rattrapage Real moom di xaar bu baax a baax ñi nga xam ne ñoo di waa Cadix weekendu gaynde yi te ñi nga xam ne suñu naataangoo yu stade yi dikk nañu ci ne Gana Sarr Bamba ñu ngi en mode coupe. Sadio moom 22 jours laata Coupe d'Afrique des Nations bi moom ak Mendy jamono ji ñu ngi ci désert boo xam ne jaaxal na nit ñi. ñu jóge ci loolu wax ci weekend bu neex ci wàllum tàggat yaram fii ci réewum Sénégal. Sud Quotidien di ñu xëy di ñu ko wax ne weekend sportif bi Tapha Tine Boy Niang moom mooy grand défi reprise bi Jaraaf AS Pikine GF Casa en attraction. Record yéenekaay ne Ligue 1 bi ñeenteelu journée bi choc yi Jaraaf Pikine la ak GF Casa duel Teungueth FC Ndiambour ak Dakar Sacré-Cœur Jàmbaar it nee na nañu ko bàyyi xel bu baax a baax. Stade yéenekaay waxit ci choc yooyu nga xam ne daañu am muy Jaraaf AS Pikine ci stade Iba Mar Diop Génération Foot mi dalal Casa Sport ñaari choc yu alléchant la ko waa stade daal di tuddee fàttewuñu it TFC ak Ndiambour Teungueth fas yéene joué waat ci stade am boobu di Ngalandou Diouf ginnaaw ba ñu ko defaraatee. L'Observateur wax ci làmb ji ci la ñuy dikk léegi ak dimanche bi Boy Niang Tapha Tine le point d'honneur la ko suñu naataangoo yi daal di duppee. sunu làmb wax ci combat boobu it dimanche bi Tapha Tine Boy Niang 2 mu ne arène bi yëpp jamono ji téye nañu seen noyyi Tapha Tine ñu ngi ko convoqué 17h Boy Niang 16h45 géant bu Bawol bi bëgg jël ab revanche am ci waa Pikine yi Capaay Coli moom bëgg gagné ngir affronter ki nga xam ne moom mooy Balla Gaye 2 mobilisation générale boo xam ne ñëpp ñu ngi koy def jamono ji ngir scène de violence yi nga xam ne nemmeeku woon nañ ko ci làmb yi weesu mu bañ a am bi yoon. sunu làmb wax na it ci face à face Ama Modou Lo ak choc Baye Mandione xoyantaan arène nationale bi en feu lay nekk le 25 décembre. Walf Quotidien la ñuy jeexale ak Ama Baldé mi nga xam ne dellusiwaat na ci Sénégal ginnaaw juróom benn weer yu mu nekkoon ca Tugal di entraîné wu muy xam ne Ama Baldé cool attitude la indaale maanaam ak dal laata choc verbal bi ñëpp di xaar. mbokk ak xarit yi lii leen indiloon ci li gën a fës ci xibaaru tàggat yaram yi ci biir yéenekaay yi ak 13 TV jaajëfal leen bu baax ci teewlu gi di leen ñaanal kenn daluk jàmm.